Cour suprême Cheikh Abdou Bara Dolly ak Cheikh Mbacké Bara Dolly gis ne réew mi amul yoon rax si Dolly bëgguñu teg bët njiitu réew mi Macky Sall ca Mbacké ñi jiite lépp lu jëm ci wàllu couverture maladie universelle daañu gisee ak ña nekk ca pencum ndaw réew mi ngir rek waxtaanee benn loi bi ñu nar a taxawal directeur u SEMI gis ne nag li ni mel dafay gën a yokku kaaraange ci lépp lu ñuy amal ci wàllu couverture maladie universelle mbootaay bi xeex ngir rek jëlee centrale à charbon ca Bargny wutali nañ ca police bu Bargny ni ki alxames ji ginnaaw nag bi ñu tegee loxo kenn ci seen ay naataango ñuy naawlu nag lu ñu jàpp kenn ci ñoom ginnaaw rek bu mu fësalee ay nataal yu tukkee ci xew-xew bi ñu doon joxe ay ndimbal imam ya ca gox boobule nguurug Sénégal ak banque mondiale xaatim nañ lu toll si ñetti accord buñ ko xaymaa ñu toll si ñett téeméeri milliards yu teg fukk ak juróom ñetti millions ci rek sunuy koppar bi lekk lëkkaloo nag li ko tax a jóg mooy fexe rek ba askan bépp mën a jot ci ndox mu set te sell waaye tamit fexe ba ut ay saafara ci rek mbël bi nga xam ni sonal la lool ña nekk ca Langue de Barbarie bu lee lépp weesoo Modou Mbacké Niang dina leen dégtal li ci yéenikaay yi mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi soo leen taxel loo ñu faram fàcce ponk yi. mbokk yi dalee nekk jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu koy dooree ca Cour suprême mi nga xamee ni rek dafa dëggal ni ki nga xamee ni moo di Karim Meïssa Wade mënta bokk ci liste électorale yi loolee nag naqari lool ay naataangoom ak ñi ko faral ba tax sax nag ñoom nee nañ dinañ yóbbu bile xeex ca bitim réew waaye itam dinañ fexe ba rek ñoom luñ ci am jël ci loolu nag dañuy teewlu Oumar Sarr. seen décision bi décision Macky Sall bi mu woowee Cour suprême décision bi mënul yàq loolu mënul xajamal candidature à l'élection présidentielle donc ñun daanu continuer sunu xeex parce que bon loi bi ñoom luñuy xam ne loi bi wax na ni même soo inscrire sur la liste électorale mën nga nekk candidat à l'élection présidentielle donc wax nañu ko waxaat ko jox nañu article yi avocats yi daan def conférence de presse ñun daan def conférence de presse lii dana tax rek ñëpp xam am nañu yaakaaroon ni Macky Sall du egg si bay fii waaw moom mooy déclaration guerre rek moom mooy wax bi sànq parce que ñun bon man xamoon naa ni dina egg si fii man personnellement xamoon naa ko am na ay responsable yoo xam ne xamoon nañu ko Karim Meïssa Wade xamoon nañu bu baax ni suñu egg si fii du mun a am ndam fii ñoom ñoo xamoon nañu ko lu xam rek mais nag il faut que ñëpp xamandoo ko léegi ñëpp xam nañu ni ak Macky Sall dara mënul beneen ndam mënul am ci côté judiciaire nag beneen côté rek côté politique bi moom nu mën a am ndam côté politique bi mooy xeex wax ak nit ñi jël seen bopp xeex boobu jàppale seen bopp mobiliser wu partout et daaneel régime bi parce que loolu aussi loolu rek Karim dana ñëw ñoo ngi xool ban moment lay gën a ñëw donc lii changé wul dara si suñu programme bu nu amoon ne non nu ñooy xool ñoo ngi def parrainage bi léegi déjà ñoo ngi commencé parrainage bi le 8 suñu paree parrainage bi rek moom dana ñëw incha allah jërëjëf. mu doonoon Oumar Sarr ñi nga xamee ni nag ñoo di député ya fare ca PDS daal di dëkk foofee ca Mbacké ñoom nag nee nañ ak lu mënti xew ki nga xamee ni rek moo di Karim Wade mooy doon seenuk candidat ba tax na sax ki nga xamee ni moo di Cheikh Abdou Bara Dolly ak Cheikh Mbacké Bara Dolly ñoom nag xam nañ ne réewum Sénégal jamono ji amul yoon ba tax na sax ñoom nee nañ ki nga xamee ni moo di Macky Sall bëgguñu ko gis foofee ca Mbacké ñu teewlu seeni kàddu ki nga xamee ni moo di Mamadou Diop moo ko taataan. moo toogoon fii 2011 di wax ni justice bi amul indépendant mais mënu ma nangu yow nga wax 2011 ni justice bi amul indépendant dañ ko defal na justice bi li muy wax gëmu ko ndax justice bi ku ne xam na ne amul indépendant lu neex Macky Sall lay def lu neexul Macky Sall du ko def amuñ si ñoom benn yaakaar amuñ si ñoom yaakaar tey amuñ si ñoom yaakaar nag. léegi nii bi may génn ci salle bi Karim Wade woo na ma confirmer sa candidature compté wuñu ci ay Cour suprême compté wuñu ci justice su Sénégal. kenn mënul tee Karim Wade nekk candidat ku ko teree nekk candidat Macky Sall du nekk candidat incha allah danañ ko def épreuve de force danañ jàkkaarloog moom dana xam ne Sénégal moom réewu démocratie la dañu ko faloon dafa war a bàyyi ñëpp bokk ci élection yi ku mën a gañe beneen bi ci des danañu amal ay marche partout ci Sénégal beneen bi ci des mooy balaa yàgg Karim Wade dana ñëw yàggatul ñi ngi wàcc danañu jàpp bis danañu leen wax bis ba bu soobee yàlla danañ ko teeru suñu bëgg-bëgg mooy lu mu néew 5 millions de personnes génn teeru nañu ko daan defee rek la ñu koy defee en tout cas man fi ma féetee muy département Mbacké
dama daan def rek danaa delloo buum ca boy ga mooy danañu ko def personne non grata dans le département de Mbacké te suñ ko waxee xam na ne duutu fa dugg ndax li wér ca wóor mooy yaakaar bi nga xam ne askan bi amoon nañu ko ci moom lépp dafa war askan boobu. en tout cas di PDS pare nañu ak coalition yi nga xam ne ñoom la ñu àndal sunu candidat Karim Wade la te bu ñu àggee ci war a déposé danañ ko déposé ku ñu teree ku teree sunu candidat mu nekk candidat moom du nekk candidat. li wokk Karim Meïssa Wade moo xuri ki nga xam ne moo di Khalifa Babacar Sall ba tax na sax ay farandow meeru Dakar bi nee nañ ak lu mënti am ki nga xamee ni nag moo di Khalifa Sall mooy doon seenu candidat mu nekk ca kaso ba wala ñu bàyyi ko daañu ko defal campagne ba rek teg ko ci bopp réew mi ñu teewlu reportage ay Adjara Ndiaye. dëgg bi nga xam ne cour d'appel bu Dakar taxaw na si ñi nga xam ne nag ñooy àndandoo xalifiste yi ñoom jàpp nañu ba léegi ni seen leader bi mooy doon seen candidat ci présidentielle 2019 yi pour ñoom ndogal bi cour bi jël du ci soppi dara. Sénégalais yëpp même ku ci demul tribunal boo demoon yee ko ci lal bi nga laaj ko dalay ne Khalifa dañ koy tëj 5 ans xëy na amende bi la ñuy génne mais tëj moom dañ koy tëj 5 ans parce que nanguñu mu bokk ci élection bi. mais élection bi dañu war a comprendre ni ñun dañ ko waajal depuis bu ñu commencé ci mairie la ñu commencé mairie dem mairie de Dakar bu ñu jógee mairie de Dakar dañu bëgg a dem palais donc ñoom xamoon nañu ni ñun palais moo ñu intéressé du mairie de Dakar moo ñu intéressé te fu mu toll ni tey la ñu gën a dëgër ni Khalifa mooy suñu candidat parce que dañuy dem cassation. nekkee fee nañ ko ñaanal yàlla rek bu bés bu ko yàlla teggilee. booye boo Macky Sall waajal te xam ne Khalifa Sall dina bokk ci joŋante yi loolee di xalaatu ànd doowu maire de Dakar bi li génn ma bañ mu ñàkk a génn fi nga tegoon sa tànk rek teg ko fa ndax suñu papa dafay ne lépp loo bëgg kenn mënu la caa tàggale ak moom. ñu ko nangul candidature am te li ci gën a garaaw xam nga nit ci li la fal booy dem joŋante bàyyi ko foofu. boo ci gagné sax nga gagné légitimement mais doo xool li nga xam ne yow ci loolu lañ la falee nga ne non man loolu dama koy dindi pour ma mun a baare ñeneen ñi ñu bañ a nekk candidat. Khalifa mu nekk ci prison bi da leen di duma mu génn mu gën leen duma. comme niñ ko defee woon ci législative yi àndandoo Khalifa Sall yi nag fas yéene dem wër Sénégal ngir rek campagne seen leader bi mu mën a jël nguur gi li bu ñu sukkandikoo ci seeni kàddu Khalifa Sall mooy fii ba suba seen candidat présidentielle 2019 yi. jërëjëf Adjara Ndiaye léegi nag leer na naññ meeru Ndakaaru Khalifa Babacar Sall daan nañ ko juróomi atu kaso ak juróomi million yi nga xam ni war na koo fay ginnaaw rek biñ ko tuumaalee ni dafa luubal alalu bokk moomeeli boobule àtte nag tax ba ki nga xamee ni moo di Khalifa Babacar Sall du mën a bokk ci jongante njiitu réew bi yamatum 2019 ñu teewlu leeral yi ak Codé Ndiaye ak Pape Samb Seck. bu Dakar daal dinay dëggal décision bi nga xamante ne nii tribunal correctionnel bu Ndakaaru joxe woon na ko ci mbirum Khalifa Sall maanaam maire bu Ndakaaru dana rek tëdd ci kaso bi lu toll ci juróomi atu kaso mu di ab décision boo xamante ne nii bettul défense bi. yëfu golo am na ci moom moo di nee naka na nga xamee ne que enquête bi nga xam ne police def na ko enquête boobu jaarul yoon et que enquête boobu da koo dindi sànni ko. wante bu dee mbir mi mu ngi suqeekoo ci enquête police ñu ne enquête police bi baaxul dafa jalgati yoon te li ci topp yëpp ci enquête police boobu la wéeru kon bu fekkee ne que dem na dëggal la ca topp kooku atte boobu xam ngeen ne que jarul ko nga jàng droit pour xam ne que atte boobu wóorul. ci wàllu partie civile bi ñu jàpp ni décision bu ni mel am nañ ci mbégte maître Baboucar Cissé dafa jàpp ni habilité Khalifa Sall ak ay ñoñam amul benn lam-lame. cour d'appel dafa dëgëral loo xam ne premier juge yi waxoon nañ ko maanaam culpabilité Khalifa Ababacar Sall ak ñooñam yi pour faux usage de faux en écriture privée de commerce faux dans des documents administratifs ak escroquerie portant sur des deniers publics loolu moom kenn mënu ko teggi. avocat Khalifa Sall yi jàpp ni bile décision politique moom moo ko lal partie civile bi di weddi lu ni mel. léegi nag ñëpp réewuñu mbir ne que li nga xam ne que tey ji justice bi noonu lañ taxawee du pour atte dëgg pour peuple sénégalais justice bi toogul pour peuple sénégalais justice bi daf fi toog pour ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci nguur gi soxla nguur gi
bëgg a jotaan nguur gi te ñu ngi jëm ci ay jongante képp koo xam ne que mën na leen jaaxal wala mën na leen sonal wala même mën na leen daan ci lamb bi ñu jëm ci justice bi la ñuy jël mbubboo ko pour que justice bi mën ko écarter ci élection yi. ñoom ñii musuñu weddi ne que dañuy def ay njuuñ njaaj pour jël 30 millions par mois ci caisse trésor donc di ko utiliser à des fins personnelles donc procès bi du procès politique encore une fois. gannaaw bu cour d'appel bu Dakar prononcé bi les décisions avocat Khalifa Sall yi maanaam défense bi fas yéene def ab pourvoi en cassation ñoom nag am nañu lu toll ci juróom-benn fan ngir nag mën a saisir cour suprême. jërëjëf Codé Ndiaye élection gox yeeg goxaat yi naroon a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2019 dàkk nañ ko ba weeru décembre atum 2019 bi la dogal nag tukkee ci njiitu réew mi Macky Sall li ni mel nag bu ñenn ñi jàppee ni lu war a mën a nekk la ñeneen ñi dañoo gis ni lii jaay doole dong la ba tax na sax ñi nga xam ne ñoo faree ci parti bii di PDS gis ni ki ko deful rek lu dul di leen jaay doole ak di leen wan ni mu leen mëne ñu teewlu reportage El Hadji Moussa Bey. ndogal li tukkee ci toxal élection locale yi nag ba ci weeru décembre xel munas na ko nangu bu ñu sukkandikoo ci kàddu yenn acteur yu taqe ci processus électoral bi. xel nangu na ñu toxal ko tuuti ndax buñ ko jàppee ci juin bi ñu ko naroon def doon na indi télescopage tuuti ak élection présidentielle yi parce que bu amee deuxième tour par exemple balaa président bii di ñuy fal ñëw mën na considérer ñuy prêter serment mën na considérer 4 avril bi ñu koy préparer administration bi occupé wu ensuite juin ñëpp xam nañ ne mën na taw. dafa am travail administratif bu bari boo xam ne bu si am la doog a dugg nag si campagne électorale yi dafay am chevauchement. élection yi doog a ñëw boo si dollee élection présidentielle te ku ne xam ne nag réew moom bu ñu waree fal njiitu réew bi mu gën a important mais jaxasandoo yëpp mu am cacophonie jaxasoo loolu baaxul. en tout cas ñun man sama wàllu bopp pare war naa lu ñu def rek baax na mais lii moom jàpp naa ne lu nit mënul wax ne report bi en tout cas n'est pas inapproprié. ku jegi moom it am ci ak seetlu boppam. Moi je n'ai pas reporté, je dis il y a des délais de 5 ans pour le président. man toxaluma benn yoon am na diir di juróomi at ngir président de la république ak assemblée territoriale yi te loolee bu ñu ko bëggee toxal li njëkk ñu war ko def mooy yokk mandat ñañ ca tabbu te loolee soo koy def fekk loi bi tënk na diir ba fa war a am kon mën nañ ko duppeek jalgati te président Macky Sall li mu waroon njëkk a def mooy rek wax ak Aminata Tall mi nga xam nag yokk na diiru bànqaas bi ñu ko dénk. Aminata Tall qui a déjà prolongé ici la durée des collectivités territoriales. ñàkk waxtaan ak déggoo ci ndogal loolu le doon na it lu acteurs yi la ñaawlu. jàpp naa ne it waroon nañu boole si ñëpp du ma wax politique yi kese waaye waroon nañ ci boole politique yi waroon nañ ci boole société civile waroon nañ ci boole sax chef religieux yi parce que jàpp naa ne tamit buñ si naroon nekk di si def concertation dafay dem jël temps bu yàgg. waaye waroon nañ leen mën a yëgal. tey bu ñu demee ba war ko reporter waroon na am ay consultation ay concertation même bu ci juboo amul mais ñu jaarale ko yoon loolu mooy principe bu élection élection mën nga ci jël ay dogal mais boo ci jël ay dogal war na mën a am li ko jiitu muy waxtaanee ko. ci beneen fànn nag artu yi nga xam ne nag njiitu réew mi yëkkati na ko soxal rek kaddu yu ñaaw yi ñuy teg ci noddu magistrat yi bàyyiwul benn yoon yile acteur politique ak ñi fara ci société civile bi. Macky Sall moom moo cautionné moom moo d'accord ci ay ministre am di toroxal ay magistrat ku ci mel ni Moustapha Diop Macky Sall moom moo d'accord ci ay responsable am di menacer ay préfet le cas de Farba Ngom Macky Sall moom moo d'accord ci ministre am bi nga xam ne dafa xotti orma Cour suprême bi gannaaw bu muy jëlee benn décision boo xam dafa favorable ci élèves maîtres yi muy Serigne Mbaye Thiam kon Macky Sall il est disqualifié pour donner de bonnes leçons xam nga lu ñu koy wax moom na pare yaatal ay prison su ko mënee na renforcer dispositif de sécurité mais ñun pare nañ pour jaay ko suñu bakkan mais Macky Sall du falawaat fii ci Sénégal. On peut critiquer mais on peut le fait d'insulter moi je suis pas d'accord je n'aime pas qu'on m'insulte je
t'aime pas qu'on insulte un autre maire parce que c'est la fonction du maire. moom carte de l'apaisement la ñuy xaar ci moom mu joué ko pour autant saaga justice bi tudd ay tur aussi du luy yoon mën nañu critiquer justice bi mais teg ko ci yar ak teggin je crois que critiquer justice luy jaar lu xel mën a nangu la parce que critiquer justice bi c'est rendu au nom du peuple kon le peuple les politiciens war nañ mën a critiquer justice bi dans une démocratie on peut critiquer la justice comme on critique le président. société civile bi nag tey mu ngi xaarandi acteurs politiques yi nag ñu am comportement bu responsable ci élection yi nga xam ne nag ci la ñu jëmandi moom sax mu ngi xaarandi ñu jiital jàmm ci wàllu wi. jërëjëf El Hadji Moussa Bey ñu wax ci leneen ñeel taw yu métti yi nga xam ne wàcc na ci banlieue bu Ndakaaru ci guddik àllarba jàpp alxames li ni mel nag ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ca Pikine ak ca Cambérène loolee nag tax ba askan ba yeewoo ca gox yooyee di ñaawlu li ñu amul ay rigole yi nga xam ne ndox mi mën na faa jaar waaye itam di sàkku ci nguur gi mu fexe rek ba wut ay saafara ci nu mu gën a gaawee ñu teewlu reportage Abdoulaye Wadianga. mbënd mi mu ngi wéy di am fii ci banlieue bu Ndakaaru ay kër yu bëri fees dell ab ndox ñi nga xam ne ñoom la ndox mi laal seen kër yi ñu ngi jamono ji di ŋàcc lu ni mel lañu nemmeeku ca commune bu Pikine Ouest. fi mu ne nelawuñu ba bës set démb bi muy taw suñu ndox yaa ngi senn fi mu ne dañoo nekk ci guddi gu bës setagut. situation mu ni mel lu ko waral moo di liggéey bu bon bi nga xam ne ONAS def na ko foofule askan bi di sakku rek ñu indi ci ay saafara. kër yëpp dinañu am ndox parce que ndox bi fii bu kii doxle égout yi bu ñu doxlee kër yi foog ñu am ndox ça c'est très normal. mais bu doxoon du am problème. ca Pikine Est lu ni mel lañ fa nemmeeku foofu la yoon yi kenn mënu fa jaar ndax ndox bu fa bëri. sonn nañu bu baax na fanaan nag ci rek loolu la ñuy fanaan ba fajar. naam sax nguur gi def na ay jéego ci wàllum xeex mbënd mi fii ci banlieue bu Ndakaaru teewul mbir mi mu ngi wéyandi askan bi jaaxle lool ñu jàpp ni tamit gannaaw bi la ndox bu mu fi wàccee ñaari nit ñàkk nañ seeni bakkan ca Pikine ak ca Cambérène. jërëjëf Abdoulaye Wadianga ñu wutali ca Touba foofee tamit taw bi def na fa ay jéeya ci loolu nag dañ ci teewlu El Modou Gueye mooy ndil ñu ci ay leeral. ginnaaw bi xalif général des mourides defloo ay ñaan yu bëri ci dëkk bu sell bi ndox mi wàcc na fi ci lu bëri waaye nag li ñu nemeeku mooy bërëb yi nga xamante ni amul réseau d'assainissement ndox ma dafa nangu ay kër yu bëri loolu la ñu nemeeku ci quartier Ndamaatu nga xam ne askan wa ñi ngay woote wallu. ñi ngi ñaan état mi nga xamante ni daal moom moo boot képp koo xamante ni njabootam nga ñu ngi koy ñaan nanu defaral ndax ñun mu defaral nu rek lañ ko fi fale ndax warteefam la ci bépp doomu sénégalais boo xam ne foo nekk jafe-jafe boo am moom na la fa fekk defaroo ndax fii li koy faj du ay wax wala ay politique ak dem ak ñëw di nekk di wax wala nu naan ay def nañ fee léegi def na fee Ndaamaatu ba léegi defaragun ko problème bi nga xamante ni moo fi daan am daaw ba ren moo fi am ay at depuis ay at yu bëree bëri am na ñoo xam ne fi leen juddoo ba màggee fi ba sëyee fi loolu mi ngi fi am saa bu tawee nii lay mel. fii li koy saafara assainissement si jëm bopp moo amul Touba dañ koo war a defar ndax Touba boo xoolee dëkk la boo xamante ni benn dëkk waru koo dàq dañ koo war a defar ba mu baax. donte nag nguur gi def na ay jéego yu bëri jëm ci wàllu assainissement ci dëkk bu sell bii di Touba bërëb yooyu nga xam ne amagul assainissement mbir mi jéggi na fa dayoo Daaru Marnaan sax askan wi dañoo xëy génn daal di toj kanalu évacuation bu bees bañ fa def te mu doon tuur ndox mi ci seen biiri kër. lii canal yu mel nii lii ci àll yi la ko nit ñi xam. mais kenn xamu ko ci biiru dëkk nga def ko fi nga def ko ba pare ñi nga xam ne ñoo dëkk bi ne yëguñu ko loolu ay wax la ñun nag ànd ñoo kenn politique ñu kenn nekkul suñu ginnaaw kenn dooleeluñu ay jeunes lañ ñoo xam ne si li nga xam ne moom lañ bëgg xam nañ ko ci dëkk bi lañ juddoo fi lañ màggee yaroo xam nañ ñi dëkk bi doxee xeexuñu xuloowuñ biñ ñëwee liñ njëkk wax mooy bu kenn baare tali bi mais li nga xam ne moo ñu indi ay gàllankoor dañ koy dindi ba kenn taxaw ne duñ ko dindi. commune Touba bi nga xam ne nag xaw nañ ko cee joxoñ baaraam yëkkati na ay kàddu teggi tuuma ñi yor service technique communaux yi nee nañ ba ñuy def ouvrage yooyu boolewuñ ci mairie ba teg ci maire ba bindoon na ab lettre sous-préfet di ko xamal ne lii ñu fiy def saafara suy jur jàngaro la waaye amul benn jéego boo xam ne defoon nañ ko ci.
jërëjëf El Modou Gueye ginnaaw ba ñu jugee ca Touba Mbacké dañu dellu si fii ci Ndakaaru ñi nga xamee ni nag ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu couverture maladie universelle daañu daje ak ña nekk ca pencum ndaw réew mi ngir rek waxtaanee benn loi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamee ni moo di directeur agence bi ñu dippee SEMI moom nag mi ngi xamal ni bi nekk loi dafay rek gën a dëgëral wàllum kaaraange ñeel lépp lu jëm ci wàllu couverture maladie universelle ñu teewlu reportage yu Mamadou boo moywul dana am benn loi boo xam ne dinañ ko voté ci assemblée nationale te dootul yàggati kuréel gi nga xam ne moo lënkale ay association yi nekk ci société civile ci jamono yi ñoo ngi waxtaan ak député yi ngir fexe lu jëm ci wàllu projet de loi bi ñu xam lépp li ci nekk. l'État du Sénégal dans cette démarche là moo jéem a créer espace boo xam ne techniciens yi dinañ mën a waxtaan ak parlementaires yi ñu bañ a nekk dans situation où techniciens dañuy liggéey ba pare parlementaires yi jël aussi war ci gëstu war ci liggéey mais ñu boole leen en amont ñu weccoo xalaat parlementaire comprendre bu baax lan mooy enjeu yi ñu comprendre bu baax tamit lan la ñu mun a préparer pour aussi mun a enrichir texte bi. Dumbo mi nga xam ne moom la ñu toftal ci président de l'Assemblée nationale moom nee ne su fekkee ne député yi xam nañu bu baax a baax lépp li nga xam ne moo nekk ci projet de loi bi voté ko du nekk jafe-jafe ci Assemblée nationale. di wax nag ne loi bi mënut a bañ a jàll Assemblée nationale bu pare parce que dafa doon loo xam ne impact lay am ci population bi te lépp loo xam ne population bi dañu koy wote mu am. lu baax loo xam ne ci ñoom la mais député yi mënuñu ko bañ a wote parce que ñoom dañu fa toogal askan wi toogal fa population yi donc jàpp naa ne ñun député yi ñoom ñoo war a gën a li ñu naan wokkatu bu tasee gestu la. ki nga xam ne nag moo nekk directeur couverture maladie universelle moom mi nga xam ne bëggut a wax benn yoon ci bor bi nga xam ne SEMI yoral na ko mutuelle de santé yi moom jàpp rek ne su fekkee ne am na loi bu am ci biir Sénégal couverture maladie universelle dina am kaaraange gu mat sëkk. waxtaan nañu ak waa commission santé waxtaan nañu ak réseau parlementaire population waxtaan nañu ak yenn journalistes yi nga xam ni vous vous intéressez à la santé léegi nag dañuy daje ak parlementaire yépp ñu ngi rafetlu aussi rencontre bi parce que lu ëpp 90 députés ñëw nañ fi teew. loolu nag tey daf ñuy permettre ñu saytu liñ ci bind pour que ñoom ñu wax ci seen xalaat wax ñu ay changements yi ñu ci war a indi pour que véritablement ñu mun a fexe ba ñu adopté loi bi. lu ëpp juróom-ñeent fukki député ñoo ngi ci sali Portudal ñu leen di xamle projet de loi bi nga xam ne fas yéene nañ ko voté alliance bi nga xam ne mooy liggéey ci wàll wi yaakaar bu baax a baax ne député yi duñ ci am benn jafe-jafe. jërëjëf Mamadou Diop kuréel bi nga xamee ni ñooy xeex ngir jële centrale à charbon foofee ca Bargny ñoom nag wutali woon nañ police bu Bargny ginnaaw nag bi ñu tegee loxo kenn ci seeni ay naataango ci ne rek dafa daal di fësal ay nataal yi nga xam ne dafa tukkee ci xew-xew bi ñu doon jébbal ay ndimbal ay imam yu dëkkee ca boobule gox ñu teewlu Omar Meng moom nag dafa bokk ci bileek mbootaay Mamanta Diamé moo tàttanay kàddoom. tey li waral ñu ñëw fii ci buntu police bi mooy ne dafa am suñu benn naatangoo Mouhamed Gueye boo xamante ni bokk na si collectif bi bokk également si mouvement Y'en a marre moom la ñu denc si police bi ñu ngi ko téye depuis démb pour les besoins de l'enquête li tax ñu téye ko nag mooy que ni dafa am benn photo boo xam ne mu ngi ci réseaux sociaux yi nekkoon na fa lu yàgg alors Mouhamed jël photo boobu def ci publication dégg nga loolu moo tax am benn imam du ma cité turam ah. te photo bi sax événement public la woon central ba la woon donc imam yu bëri ñu nga fa woon du imaamu Bargny yëpp yu bëri ñu nga fa woon mais daf ci am benn imam boo xam ne du ma cité turam alors moom moo ko convoqué police ne lan moo tax muy publier photom di ko toppee diffamation loolu daal mooy li nga xamante ne moo ñu fiy téye alors jamono yi may wax ak yéen nii Mohamed mu ngi ci locaux police ñu denc ko foofu pour les besoins de l'enquête et également ñu ngi sàkku ci waa Bargny nañu ñëw jàppale seen naataango bi parce que moom Bargny lay xeexal ah Bargny ko tax di bind lu nekk mu ko ci daj ngir en fait pour combattre la centrale maa ngi également préciser ne di leeral autorités yi ne intimidation bi ñu bëgg a def du jàlle ñun waa Bargny li ñu waxoon ba léegi nu ngi si Bargny di non à la centrale donc du fi tàkkee tey du fi tàkkee ëllëg imam yi centrale bi moo leen convoqué foofu benn cérémonie lañ doon def doon fa jël ay denrées ak ay si bésu Arafat ak parce que ay prières yu ñu doon def foofu la ak ay enveloppes yu ñu leen jox.
nguurug Sénégal ak banque mondiale xaatim nañ lu toll ci ñetti accord bu ñu xayma koppar yiñ ci nar a dugal dina toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñetti milliards ci sunu ay koppar li tax a jóg bi léeg lëkkaloo mooy fexe nag ba askan gépp mën a jotale ci ndox mu set te sell waaye tamit fexe ba wut ay saafara yu sax dak ci mbël bi nga xam ni sonal la lool ña nekk ca Langue de Barbarie ba tax na sax ki nga xam ne ni moo di jëwriñ bi ñu dénk wàllum koom gi rafetlu na bu baax li ni mel ñu teewlu ci Ndeye Fatim Lo. mu doon projet bi ñu naan eau et assainissement ci gox yeex goxaan yi ñu financé ko ci lu ëpp juróom-ñaari fukk milliards ci suñuy koppar dina tax tey ji ba lu tolloog 1 million bu ñu toftal juróomi nit ñu mën a jot ci ndox bu sell saay su nekk ak i tamit ci ay wanang yu mucc ayib. dina tax ñu gën a mën a surtout ci monde rural bi améliorer seen dundin ci wàllu am ndox moo xam ni dafa mucc ayib. dinañ leen dimbali aussi ci wàllu assainissement ndax ci wàllu assainissement aussi am na ay jéego yu ñu ci war a dox donte def nañ ci ay jéego waaye foofu des na ci ndox mi la ñu gën a am la ñu gën a am résultats yi gën a baax. ndax loolu it bokk na ci li nga xam ni dafay yombal dundu doomu aadama. ñaareelu accord bi ñu jot a xaatim moom nag li ko tax a jóg mooy wàññi bu baax loronge ñi nga xam ne askanu Saint-Louis ñoo ngi koy dund rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee ca Langue de Barbarie ñuy dund ay jafe-jafe yoo xam ne ni nu géej gi di avancé moo ko waxal lu tolloog junni famille ñoo ngi xarandi ñu joxaat leen ay dëkkuwaay. am na ci côte bi yëpp daanaka mais ñun ci Sénégal fii ci Ndar la gën a méttee at bu nekk ci plage bi dina am juróom ba juróom benn mètre yoo xam ne ñu koy ñàkk. weer yi passé président banque mondiale ñëwoon na fii ànd fekk président France ak président Macky Sall ba ñu demoon sur le terrain banque mondiale jëloon ci ay mesures ba looloo tax ñu gaawal projet bi muy projet boo xam ne toll na ci fukki milliards ak juróom-benn yoo xam ni banque mondiale jox na ko Sénégal muy la nga xam ni dina jàppale foofu nit ñi fa nekk pour ñu mën a ralentir à défaut d'arrêter l'avancée de la mer. bu dee réewum Sénégal def na ay jéego yu rëy yu jëm ci wàllum njàng meex njàngale bi ba tey ji jafe-jafe yi des na ndaxte suñu sukkandikoo ci ab jàngat boo xam ne USAID moo ko def ci téeméeri xale fanweer ya daanaka ñoom mosuñoo teg seen tànk ca biir école ya ñetteelu accord bi ñu xaatim dina soppi li ni mel. ci wàllu njàng mi banque mondiale def na ci fanweeri milliards. dina tax xale yi surtout ci njàngum mathématique ak ci njàngum science. di leen gën a former gën leen a dooleel. loolu it ñëw fekk fi li nga xam ni gouvernement bi mi ngi koy def ci wàllu njàng mi. ba ñu taxawalee PSE ba tey banque mondiale moom jox na réewum Sénégal lu tolloo ko junni milliards ci suñu koppar li ni mel nag ngir jàppale nguur gi ba mu gën a ñoŋal dundinu askan wi waaye tamit ngir ñëpp mën a jot fu ñu mënti nekk ci jàng ba mucc ayib. jërëjëf Ndeye Fatim Lo ñu wax ci wàllum tàggat yaram ci biir xibaar yi ca diwaanu Ndar Géej nag ñu ngi ci ay wàccaay yu mag a mag ngir rek dalal équipe nationale bu beach soccer mi nga xam ne dina rek laale ak équipe beach soccer bu Ndar Géej ki nga xamee ni nag moo di Ibrahima Ndiaye Chita di rafetlu bu baax li ni mel teg si di rek jaajëfal askanu Ndar Géej gépp jaarale ko ci seen doom ba woon di ma wadd nga xam ne rek nekkoon na fi ndaw moom Ibrahima Ndiaye Chita sax la ñuy teewlu mu indil ñu ci ay leeral Gambi Diagne moo tàttanay kàddu. man dafa am cër boo xam ne dama ko war a delloo waa Ndar à cause de benn nit bu nga xam ne dafa ma encadré dans ma carrière muy Mawad jël ma équipe nationale man na déet mu yóbbu ma sélection africaine te j'étais pas africaine là man dañu organiser tournoi bi su ko Wakam yéen xam ngeen les choses qui se sont passées je vais pas y revenir ma ne leen violence zéro. ma ñëw tey ji dégg kii moom it mu ne violence zéro donc discours yëpp benn la mooy xale yi dañu dal. on sera là au mois de septembre Saint-Louis rek moo am 3 jours 21 22 23 te équipe nationale Sénégal day ñëw. l'équipe nationale Sénégal va jouer avec la sélection de Saint-Louis. c'est déjà programmé. donc on sera là. Inch'Allah bu ci yàlla àndee le 21 le 22 et le 23 donc ñu ngi bàyyi yëf communication bi ci seen loxo ngeen waxtaan ci et puis du football rek la ñuy def aussi bu ñu fi ñëwee environnement aussi dañ ko ciy boole parce que il faut ñu nettoyer plage yi tamit ñu xamal nit ñi ne leen ne lii dañ ko war a préserver mu dugg ci bopp xale yi ñu xam ne du foo lekk kii rek daal di sànni foofu loolu aussi day nekk ci suñu programme parce que beach soccer bi du rek football.
di jaajëfal bu baax Gami Diagne mi nga xam ni moo doon taataan ay kàdduk Ibrahima Ndiaye Chita mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi di leen jaajëfal ci ànd geeg teewlu gi di jaajëfal itam ñi fare woon ci régie bi rédaction di leen jox dig daje ci sunu yeneen jotaayu xibaar di leen ñaanal kenn daluk jàmm te di ko sàkku ci yéen. Salaamaaleykum chers téléspectateurs du DTV ñu ngi fii ci Daniel Sorano. Ladies and gentlemen, welcome to the champion, fils de la Médina. Voici votre fils, voici mon man, soxor kon dof réew lépp moo ngi si ñun bul dugg si ñun bul dugg si ñun bul dugg si ñun euro pound CFA dollar lépp moo ngi si ñun Sorano. What's up? 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 di nag programme bu bees la boo xamante ni DTV daf leen ko andil muy seen artiste à domicile. Assane benn Baye Fall la. boo xamante ne ni Caaroy la passé jeunesse am lépp. après tuku si ñëw Maris. waaw suñu dëkkandoo la de vraiment bi ñu leen xamee aussi yàggul il est serviable. xam nga baax gentil fu mu la romb nuyu la boo yoree lu diis mu ñëw jàppale la. li muy wut yàlla na ko yàlla defal te mu gën a gaaw. ñu fekke ko ñun ñëpp na xam nga ndax man dinaa fekke wala. ndax man màggat naa ba pare. am na ci ñoo xamante ne dañuy manqué dara woo la non classe bi am na classe bi mënuñu koo bañ parce que ci hip hop la quoi. bu ma ñëwee ba war a def benn affaire. fii laa ko mën a defee parce que espace bi sama espace la. kii moom ma xool guitare bi. xam nga du yomb sama soxna si. Mira sama soxna si. waaw mooy madame moom. Exceptionnel sur les décodeurs TNT by Excaf. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs CFA seulement au lieu de 20 000 francs CFA. 3 mois achetés, 1 mois offert. Lii nag la ñuy wax neex ba weesu neex. ñeenti weer abonnement si ñetti junni dong au lieu de ñeenti junni. maanaam ñetti weer boo jënd ñu may la benn ak TNT by Excaf daal saa su ne ñu bett leen ak ay mbégte. الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله 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 الحمد لله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله